loolu laa leen doon wax ko Sonko commencé am ay mauvaise fréquentation may leen kii ngeen ñëpp ngeen commencé ñu si gën a bëri way nangam dañu may jéem a vaar ak whatever je voyais la chose venir te tey loolu moo am ils allaient l'avoir anyway et ils l'ont eu tey xam nga lan moo am tey damaa bëgg Sonko damay topp ci ginnaawam mais ñëpp xam nañ dëgg bi lan la Sonko lan lay def à 22h nga am ñaari jabar ah ñoo xam ne bu newoon sax da nga jóg masseuse yoo xam ni c'est dans le tas lañ jàng massage liñ la mën a defal foofu noonu sa jabar mën la ko defal ñaata yoon lañ ñëw suñu papa yi liggéey ba wàcc ne arsada boosam ah ñaata yoon la ñu wax suñu papa yi ne kay bés ma loolu kay sa ñoom yaay ak yooyu ñu naan kay loolu kay amin mais bien que moom dafa feebar whatever beneen affaire la loolu la expliqué ci lu mu expliqué loolu la ñuy basé wu mais nañu waxante dëgg amul pour dugg foofu te commencé wul fii dem nañ ngeen laaj Pastef Louga la xaw ma waalo lii yàggul dem nañ ngeen laaj waa Pastef bu waalo la xaw ma Louga invité nañu Ousmane Sonko ñu jëlal ko hôtel ba gars yi sax dañoo mer après au lieu mu dem ci hôtelu waa Pastef yi li may wax nit vérifier l'information nga xam man du ma waxantu au lieu mu dem foofu xam nga lan la def benn gel jëlal ko iri ko à part mu dem kër bi ko gel boobu jëlal ba ñooñu mer ba Pastef boobu defe naa Pastef Louga la woon ba ñooñu mere ko mais yow gouvernement bu am ay service secret mais c'est sûr que lu ñu xam ci yow mais du jeex ça c'est l'État ils sont puissants you know ba pare kan moo leen di jàppale les services secrets français donc yow bu nekkee nee nga leader nga Ousmane Sonko moo war a comprendre leadership du ci ay dénonciation moom leadership am bi yëpp succès bi yëpp ci lan la ko build up mooy lan dénoncer ça va au-delà de cela parce que da nga yor responsabilité tout un peuple ñoo nekk sa ginnaaw parce que ñoom nga ni ñoom ngay jiite donc yow tu n'as pas droit Matar erreur yu muy def yow tu n'as pas droit Mr Mef erreur yu muy def yow amoo droit erreur yooyu fitna nag peut-être nattu nañ ko bien sûr fitna jigéen dafa graaw quoi parce que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam moo ni Youssouf alayhi salaam moo gën a mettile nattu ci yorente yi mooy lan mu ne parce que moom jigéen lañ ko nattu nattu jigéen la am ba pare mu ne moo gën a mettile ci natt parce que yàlla dafa am lu mu def si jigéen ñi tamit te Sonko nit la mais lii baax na pour nit ñi xam ni Ousmane Sonko c'est pas un prophète pour sénégalais yi nekk nit ñu yeewu ma gis ay nit di bind waaye même bu violé woon man sama maam di wax seen membre famille de Sonko bu ko defoon sama kii sax bëgg na xoolal ñàkk jom boobu dem nañu ba dañoo mel ni Donald Trump nee na bu taxawee Times Square mu rey nit Times Square moo gën a xumb mu ne ba tey nit ñi dañu topp ci ginnaawam mais loolu laay gis Sénégal par rapport ak asalaamaaleykum askan bi tey dañuy ñëw ak yéen ci benn spécial diisoo balaa ñoo démarrer sax damay jéggalu vraiment mes amis ñëpp ñi nga xam ne ni tàmmoon nañ di ñu suivre d'une façon très brusque ñu arrêté woon diisoo bi pour des mesures yoo xamante ni personnelles mais ñu ngi sant yàlla bu baax problème mu santé la woon mais ñu ngi sant yàlla bu baax a baax maintenant macha allah li xew démb nag moo tax tey ñu wàcc sur le terrain pour def ak yéen benn diisoo du gudd trop du gudd fii ngeen gis ni mooy boutique bi nga xam ne nii benn ci place yi nga xam ne yàq nañ ko li ñu yàq démb dafa bari trop xam naa damay jël rek benn témoignage avant muy dugg ak yéen ci waxtaan bi balaa maa développé fii ma nekk nii kii taxaw nii tey cheikh bi noo tudd yow sëñ Bas démb yaa ngi woon fii événement yi bi mu amee ci station bi nga xam ne mooy bu Total bu Liberté 6 Bas ban témoignage nga ñu mën a defal mbir mi fan la tolloon maanaam danger gis nga ko tiitoon nga wala lan nga gis yow démb. wàcceel sa masque comme ça ni ñu dégg.
doole quoi. waxal ci kaw. poul ba ñu njëkkee ñëw. waaw fii la ñu fekk. ba ñu fekkee fii. dañoo insister. dañuy jël pompe yi si essence bi duy carburant ne dañuy taal. léegi ba ñu ñëwee ñu naxante ak ñoom. waxal ci kaw waaw. éléments yi si station bi génn. vidange pompier ñëpp génn. wa ak gérant bi. ñu naxante ak ñoom jot nañoo sot a sànni ay quelques xeer. waaw. gérant maîtriser leen ñu nekk ko naxante ak ñoom ba fuur boobu dem. waaw. ay 10 minutes 15 minutes 20 minutes beneen fuur bi daal di ñëwaat. beneen fuur ñëwaat nag. ok mënu leen résister parce que dañoo bëri. waaw. ok ba ñëwee ci lañ ñëwee instant dugg ci station bi ne dañuy taal station bi. naxtaan ak ñoom bañ dem ñu taal fee ay pneu jël xeer yàqati fii yëpp gisoo. mais ñoom dañu amoon gànnaay wala. waaw am na si ñoo xamante ne dañoo rax. waaw. am na si ñoo xam ne ñu ngi ay paax ñi ay jaasi. parce que ok bañ duggee ci boutique bi dañoo toj fii nii. ñoom ñoo toj fii nii. waaw yàq dugg si biir boutique bi forcé. te bañ forcé gel bi jaasi bi jël xaalis bi. def ko saaga branwale ko daw jaasi beneen porte bi. ok léegi ñu daal di dugg. beneen gel boo xamante ne ci biir la liggéey dafa tuuti. waaye da ko génneel jaasi mu daw ndax mu taxaw ci côté kii bi côté. comptoir bi donc dugg nañ ci biir menacé ñi nekk ci biir ak ay jaas yi. waaw ak jaas yi. bu génnee beneen femme bi daal di daw. comme dawee ñu xool comptoir bi xam ne xaalis bi rawale nañ ko ñu yàq fii yëpp tojaat après jaar nii daal di dem seen yoon. donc saboté daal di jaar noonu dem seen yoon. après tous les moments ay gérant bi woote na ak police une heure de temps yooyu. police soog a ñëw. donc daal fii moom liñ da jotuñ jël dara ci biir menacé nañ nit ñi ak ay jaase ki paaka mais jotuñ jël dara yàqate toj fii daal dem seen yoon mais ñoom ñoo toj pompe yi aussi. bu ma seetloo aussi pompe yi dafa mel ni tey ñii liggéeyuñ tey. jaayuñ tey. tey liggéeyuñ. jaayuñu parce que lavage mooy liggéey ak vidange bi. parce que pompe yi gars yi dañ ko yàq. dañ ko yàq waaw. voilà merci beaucoup sëñ Bass merci beaucoup. voilà donc li ñu bëggoon li tax ñu def lii c'est parce que dafa am lu ñu bëgg nit ñi bàyyi ci xel sénégalais yi bàyyi ci xel askan bi bàyyi ci xel li xew lan la li xew mooy. kii nga xamante ne nii mooy Ousmane Sonko bu fekkee dafa am problème ak xale bu jigéen loolu du yëfu politique loolu du yëfu état lii ngeen di gis mooy pompe yi nga xam ne mooy total bu Liberté 6 rond-point Liberté 6 dañ ko tojate yàqate ko yàq nañ boutique ba yàq nañ aussi pompe yi ba ñoom tey station bi boo ko gisee tey ñoom liggéeyuñ dañoo tëj tey jaayuñ essence pourquoi parce que dañoo yàqate lépp gis ngeen pompe yi niñ ko def voilà alors lii nag soo gisee ñu bugg ci waxtaan c'est pour alerter askan bi ñu xam ne aujourd'hui li nga xamante ne nii moo fi xew du daray politique parce que nit bu fekkee ne nii da nga am problème ak keneen kooku noonu problème personnel la mais problème personnel boobu noonu su fekkee ne nii nag da nga bëgg politiser ko pour am ci prox ndoolu bëgg cee génn daa dina da ngay def di woote insurrection di woote soulèvement populaire wax nit ñi pour ñu jóg alors que yow yaa ngi toog sa biir kër di naan lekk di naan lu sedd nekk ak sa njaboot woo doomu jàmbur yi ne leen na ngeen génn def leen ci seen bakken na leen ko jaral pourquoi parce que bëgguloo dem wuy ji fa nga xamante ni fañ lañ woo loolu noonu mooy li ñuy déplorer li nga xamante ne nii moo ñaaw mooy le fait que gone yi ñu wax leen nañ wàcc ci tali bi nekk ci xelu xale yi di yàq xelu askan bi di dugal xale yi ci li nga xamante ne nii wax dëgg fa yàlla amul kenn koo xamante ne nii di nga am doom di ko bëgg a bàyyi ci condition yi nga xam ne moom lañ gis démb fële na la ci buntu kër Ousmane Sonko problème bu góor la ak jigéen problème la boo xamante ne nii mu ngi ci justice waaye mais lan moo fi jar ne da ngay woote pour que nit ñi ñëw défendre la wàcc sur le terrain ba ne na leen jaral sax ngeen bàyyi ci seen bakken mooy am lu may fàttali nag bi mbir mi jógee Ousmane Sonko kenn musu koo dégg mu ne mu wax ci mu ne moom mu dem na foofa noonu musul accepté ne dem na ci salon ba bi nga xamante ne nii njëkk na ci ardu ci page Facebook am waxul ne moom dem na ca salon ba bi nga xamante ne nii la femme bi moom propriétaire salon bi wax na taxul aussi mu wax ne moom dem na ci salon bi il a fallu que mu jot plainte di soog a wax ne moom mës naa teg tànkam ci foofu noonu nga xam ne mooy salon ba waaye nag yooyu sax
ay mbir la moo xam ne mu ngi ci loxoy justice donc bu ci kenn nit mën na ci bañ a wax nit mën na ci bañ a dugg pourquoi parce que lépp dina leer man nag li nga xam ne nii moom laa mënul toogaale mooy injustice bi nga xam ne moom lañ ci boole di yàq alalu askan bi terroriser nit ñi pourquoi Ousmane Sonko ne moom dafay def politique bëgg a dugal ci bopp nit ñi que ne politique aujourd'hui affaire rébellion la affaire banditisme la affaire délinquance la pourquoi mu bëgg a implanter loolu noonu ci réew mi nga xam ne ñun ñëpp a ko bokk nit ñi war ko seetaan loolu lañ ne du fi amee il faut que ñu wax ak askan bi ba pare parce que ñu ngi am ay information yu leer ci seen groupe yi nga xam ne nii moom la ñuy animé ci biir WhatsApp nee nañ fépp foo xamante ne nii nit ba nga fa di député wala ngay ministre wala ngay magistrat wala dara bokk ci nguur rek dinañ dem ca kër tojate ko lakkate ko waaw mais nag loolu noonu ñu nekk dans un état de droit ay journaliste nekk fii di complot aussi pourquoi parce que dara gënut a ñaaw insurrection bi nga xam ne Ousmane Sonko démb woote na ko nga gis benn télévision dénoncé wu ko à la limite dañoo dem sax buntu këram dem di wone li nga xamante ne nii mooy la fa xew lu ñaaw loolu ñuy jël ay xeer di sànni suñ police ñun police bi nga xamante ne nii moo ñu war a aar police bi nga xamante ne nii ñun bu ñu nelawee ñoom la police bi nga xamante ne nii sécurité bu amee ci réew mi ñoom la ñu leen di sànni ay xeer ay journaliste di ko wane en direct seen télévision loolu mooy lu ruslu ci fii nga xam ne nii fi lañ toll ci Sénégal journalisme bi fii au Sénégal am na ci loo xam ne yéen journalistes yi wax dëgg fa yàlla xoolaat leen taxawaay yi ngeen segg ñi bokkul ci yéen dee leen dénoncé ñi ànd ak yéen te taxaw bi rafetul taxawaay bi nga xam ne moom la ñenn ñi di taxawee mais dafa ñaaw loolu mooy li nga xam ne dañ ko bëggoon a dénoncer aujourd'hui xamal askan bi ne li nga xam ne moo fi xew démb loolu dafa ñaaw te il faut que ku nekk daal di ci def sa benn jàngat waaw ku nekk na nga def jàngat quand même parce que tey li nga xam ne moom la Ousmane Sonko def ko parce que moom dafa am ci lu mu nekk loo xamante nii mu ngi ci guddi te bër setagul mu bëgg nag ñu ko wàllu bëgg politiser affaire bi ba bëgg nag jaxase suñu réew mais loolu duñ ko nangul kenn loolu mooy li nga xam ne nii moom moo am alors su fekkee ne nii gendarmerie ñoom dañoo envoyé li nga xamante ne nii moom mooy convocation mais gendarmerie xamul kan mooy Ousmane Sonko xamul lan la Ousmane Sonko di représenté gendarmerie le citoyen lañ xam donc bu ñu amee plainte dañuy convoqué nit ki nga xam ne moom lañ plainte su ko defee kooku noonu bu warul ñëw nag mais ay avocats yam ñooy envoyé lettre xamal ko ne mais non kii nii du mën a ñëw parce que député la il faut que li nga xam ne nii mooy ngiraayam assemblée dindi ko muy soog a mën a présenté wu mais gendarmerie munul ne dafay dafay sóoraale ne Ousmane Sonko député la li ma bëgg a wax foofu mooy journalistes yi nga xamante ni ñu ngi fi di wax naan la xew démb responsabilité gendarmerie la mais c'est pas vrai non ñooñu mooy journalistes yi nga xamante ni ñoom gis nañ seen taxawaay gis nañ ni ñu exploité aussi affaire bi boo gisee information bi niñ ko exploité ku nekk xam nga kay wax la tax muy wax ak fan la far ak lan la ci jublu il faut que ñu xam ne aussi fii kenn mënul nax kenn xam nañ li xew ku ci nekk boo waxee dinañ xam li ngay wax lan la ak fan ngay waxee mais nañ xool ne réew mi fii ñu toll moo laaj dal réew mi moo laaj dal nit ñi xam ne dañoo war a ànd ensemble ñu liggéey suñu réew mi dañu war a ànd ensemble ñu xeex lépp li nga xam ne nii moom mooy injustice loolu daal mooy li nga xam ne nii tey bëggoon naa ko def tey ci diisoo bi mais ñëpp xam ne li xew du problème mu état li xew du problème mu parti politique lu xew du président Macky Sall tal na leneen aujourd'hui président Macky Sall mais tal na leneen mbas bii nii lii nga xam ne mooy pandémie bi lii nga xam ne nii moom mooy vaccin yi nit ñi di rey seen bopp yeneen réew yi di am te ñun amaguñ mais loolu mooy préoccupation wu président Macky Sall mais talu ay affaire ay plainte ak ay affaire ay complot alors loolu noonu duñ ci sax tontu ñun pourquoi parce que ku nekk xam nga kan mooy président Macky Sall ak ba muy opposé naka la
doon opposé mais nag kii fi nekk tey bëgg a implanter fii Sénégal façon bii nga xam ne moom lay defee politique jël ay xale nax leen jaar yàq seen xel di leen gëmloo loo xamante ne nii moom ci boppam xam na ne loolu kenn mënu ko yoree am réew bu ma jëlee réew mi damay jëlaat contrat pétrolier yëpp dama koy changé waaw mais loolu noonu ay waxu kesew la am na yu Ousmane Sonko di wax nit ñi c'est parce que man li may wax ne c'est un marchand d'illusion dafay naxaate waaye nag li xew moom ñun duñ ci bëgg di def benn commentaire mais Dakar lañ dëkk di ay boy town xam naka la dëkk bi di doxee ñëpp xam nañ salon bu ñuy maasee à partir de 22h la fay xew lan la mooy duñ dugg ci ay détails pourquoi parce que mbir mi mu ngi ci yoon mais nag Jomaay dégg naa ko mu naan yuuxu dina jib dina jib foo xamante ni fuñ ko foogeewul non mais Jomaay seen yuuxu moom yéen yuuxu ngeen ba pare xam ngeen loolu ku gis Jomaay ni mu waxee démb xam que ne kii di wax xam ne les carottes sont cuites bëgguma def sax ay commentaires mais nag dama bëgg ñëpp xam ne li xew c'est à déplorer ay yàq da tojkaar yi yàq liggéeyu jàmbur yi ñi doon liggéey fii ay sénégalais lañ parce que Total nee nañ français ko moom xaw ma ñu yàqate ko ñooñu toog seen njaboot duñu problème am parce que liggéey yombul voilà yooyu noonu mooy li nga xam ne ni dañu war a bàyyi ci xel bu baax a baax mais dem bay attaqué ay boutique di ci boole yu ci bokkul ay maire ak i jigéen ñoo xam ne ñu ngi ci trottoir bi di daan seen doole ñu attaqué leen lakk seen i bagage loolu dafa ñaaw donc daal foofu noonu laa koy terminer ñu xam ne daal li ñuy wax ñoom ñun dégg nañ ko ñaa xam nag aussi que ne nous sommes dans un état de droit réew la boo xamante nii ñoom bu fekkee dañoo bëgg un état faible mais na leen leer ne Sénégal mënul am un état faible c'est pas possible un état faible la ñu bëgg ñoom opposition bi fi nekk tey ak quelques membres société civile yi nga xam ne nii ay politiciens encagoulés lañ ak quelques journalistes yi nga xamante nii ay politiciens encagoulés lañ mais liñ bëgg mooy un état faible te loolu mënu fee am foofu la ñuy yemale diisoo bi di leen jox daje nag vendredi sax peut-être dinañ defaat diisoo incha allahu rabi parce que lii nii li ci xew il faut que ñu waxtaan ci bu baax a baax a baax a baax a baax fii lañ koy yemale di leen jox rendez-vous vendredi prochain incha allahu rabi ci beneen diisoo ak beneen thème jërë ngeen jëf. dem naa teg naa fa sama tànk ak sama ustaasa na ma demal loolu moom mbay taxawut de kii daal waxu fi lu aju mu ngooñ nag wax dëgg neexut de doy na waar torop man dam naa lu mën a xare nag wër na yàlla yi daal moom du doy wax. salaamaaleykum Sala Level Sow ngeen nuyu baax di leen ziar Ousmane Sonko bett na ma torop ak fi ma ko fogoon ak li ma doon yaakaar du ci leneen sax waaye bu dul dara du dara ci wàllu mystique Ousmane Sonko nekkul woon nit koo xam ne dafa war a fekk buntu kër rek mu jéggi buntu kër googu dugg man yooyu yëpp doon naa xalaat dina ko sóoraale buntu kër laa la wax man nii kese nekkul kër yëpp laay dugg waaw ba ñëw nag bëgg dara ci réew mi buntu kër gu ma romb jéggi ko dugg ci di dugg bay génn ci Sénégal ak yow nga xam ne yow yaay deuxième personnalité boo xam ne ci Sénégal buñ tuddee président yow lañ ciy teg su président waroon a def discours yow ngay def discours yow la ñuy gën a xaar kii lu ko dal moo ko teg boppam. doy na waar de gars yi maa ngi leen di nuyu di leen ziar waaye man de Babacar Kébé Cheikh Diank man daal problème de nerf sax ak ay problème de massage sax man damaa àggul foofu quoi man daal la ma waxoon ca bëccëg rek laay waxaat man daal waa ji daal bett na ma quoi man li ma doon ñaan rek mooy mu ñëw taxaw ne dewuma fa quoi. Franchement, c'est-à-dire que vraiment avec son statut qu'il a mais bu ñu indi ay problème de maladie moom def fi pré-campagne def fi campagne def fi ay tournée def fi ay vacances citoyennes ci ay nawet di béy kànje wëlbatiku ñëw taxaw fii tey naan ñu dafa am ay xawma ay siditu jasit ak ay siditu xawma yeew mais vraiment ça c'est pas une communiqué sincère quoi franchement vraiment mais nag nañu xaar la suite ba léegi nii nag accusation yi wóoragul à 100% moom daal levé na benn coin du voile mooy que dem na fa léegi nag li ci des moom ak ni muy wootee appel à la violence moom jaru ko et puis bu doon maay moom mu wóoru ma ni man defuma pour wan Sénégal yi da doon taxaw ci kanamu télévision bi ne leen malgré que député la am naa immunité parlementaire
mais man maa ko summil sam bopp dinaa dem wuyu ji suba indi ay preuve ni li ñuy wax amul mais comme daal mi ngi xalaat naan du dem wuyu ji day xaar ay immunité parlementaire ak di woo nit ñi pour ñu ñëw taxaw buntu këram man xamatuma ci dara maa ngi jégalu ma fan ñu fanaan jàmm. non Bamba defal ndànk nag yow it fii ay dof nekkuñu fi Bamba ay jaayari nekkuñu fi dëgg la ñuy wax ay nit lañu dox xam gis xàmmee ràññee Bamba waxu fi dara waxu am moo feebar boo xam ne depuis ma nga nekkee xale ba léegi foo dem ñu ne la bàyyi sport agonistique nga nekk si plage yi di bëre lu la neex def kenn mësul xam sa feebar nga ñëw fi di victimiser wu dong la fi def appel nit ñi à ce que ñu soulever wu nit ñi dofuñu Bamba fii ay dof nekkuñu fi Bamba li mu wax ma ngi nii di tege kenn mënu see dindi tarafatal ay ni mën nañ koo seetaan naat biis ko biisaat ko tus waxu ko fi kenn mësul xam feebaram il faut mu wane ne dafa feebar Sénégal naan lay sànn bu mu nekkee xale ba léegi tus jotu ko li mu ne wax ne moo ko jot bu koy faju du ko faju si saalu boo xam ne am na kër famille dëkk fa amul bés bu ne mu nekk Europe bés bu ne mu dem Amérique fu ne lay dem bu demee si institut de réhabilitation yi wala institut de massage moderne yi dañ koy faj mu wér pelam deful loolu ak kër la demoon dam fa wuti leneen la Bamba fii nag ay dof nekkuñu fi Bamba da ngay def ndànk yow it li nga seetaan la ñëpp seetaan olof bi mu wax la ñëpp dégg li mu wax la ñëpp xam il a menti du début à la fin mënoo ko dindi yow Bamba mënoo ko dindi bu ñu dalee it ñu nit bu ñu mentiree it yoon day dal suñ kaw rek. kii warul sax toog di xalaat ne ay pexey Macky Sall la bon moo ngi doog a xam ay pexey Macky Sall la ba ngay taal sa oto kër goo jot dugg fa surtout ci kër famille timit sa waay fisio ngay wër yow fisio yow waroo koy maase de yow fisio nga soxla woon ndax da nga feebar da ngay faju am nga moyen bi lépp fekk la sa kër ku la koy defal sa kër la koy defal timit sa waay ku la bëgg a fexeel day xool fa la gën a jege mu jaare fa yal na la yàlla defal sutura nag yal na la suñ boroom taxawu waaye pexey ñële Macky Sall nee naa leen réewu mafia ngeen yor yoroo leen état man pour man yooyu yëpp ñu ngi koy sóoraale affaire bi du affaire intellectuel du loolu lii guerre la xoodeet yow. Daaru maa ngi lay nuyu maa ngi lay ziar baax fii laa dugg ci panel bi ne leen ko amul information teyal ndax mbir mi wàllum teen la te ko ñëwit ci pind bi ngay yem gis nga affaire bi kenn ku ne da nga am sa ligne de défense Ousmane Sonko xam na ne ci xeexu juridique la jëm te foog mu am groupe avocat bu koy défendre xañ na am na nu mu xalaate woon am na nu mu jàppe woon dem na ba ci biir ñu xam ne jamono bi weddi mbir yombut ndax ay élément de justification am ko dafa jafee tut léegi kay mbir mi fa mu koy wiire mooy dañ maa comploté dañ maa gasal pièce ak dañ maa def lii waaye man la ma waxoon rek laay wax dem moom bu xasee am ba wéet am ak maasas moom lay xew moom képp moo xam ak ndaw si nañu def ndànk de yuuxu mën naa jib fuñ ko foogi wut de ndax jigéen daa bëri pexe de li ma waxoon fii keroog Yoro Seck rek ne ko li la dal ma dal ñëpp mooy suñu bëgg ak suñu yéene mais suñu gars yi liñ nekk ak li ñuy def bu dee 10 benn bi la ñuy xam 9 yi xamuñu ci dara am na ci loo xam ne moom kenn ku ne yaa ci mën a layal sa bopp yaa ci mën a waatal sa bopp tey rek doy na waar de man daal xam naa ne bi ma dégloo discours bii am naa ci am njàngat mu bëri ci kanam raw di bët nañ seetaan rek ponkal daanu na de booy daanu cuune dëgg ngay doon. Daaru maa ngi lay nuyu maa ngi lay ziar baax fii laa dugg ci panel bi ne leen ko amul information teyal ndax mbir mi wàllum teen la te ko ñëwit ci pind bi ngay yem gis nga affaire bi kenn ku ne da nga am sa ligne de défense Ousmane Sonko xam na ne ci xeexu juridique la jëm te foog mu am groupe avocat bu koy défendre xañ na am na nu mu xalaate woon am na nu mu jàppe woon dem na ba ci biir ñu xam ne jamono bi weddi mbir yombut ndax ay élément de justification am ko dafa jafee tut
léegi kay mbir mi fa mu koy wiire mooy dañ maa comploté ak dañ maa gasal pièce ak dañ maa def lii waaye man la ma waxoon rek laay wax dem moom bu xasee am ba wéet am ak maasas moom lay xew moom képp moo xam ak ndaw si nañu def ndànk de yuuxu mën naa jib fuñ ko foogi wut de ndax jigéen daa bëri pexe de li ma waxoon fii keroog Yoro Seck rek ne ko li la dal ma dal ñëpp mooy suñu bëgg ak suñu yéene mais suñu gars yi liñ nekk ak li ñuy def bu dee 10 benn bi la ñuy xam 9 yi xamuñu ci dara am na ci loo xam ne moom kenn ku ne yaa ci mën a layal sa bopp yaa ci mën a waatal sa bopp tey rek doy na waar de man daal xam naa ne bi ma dégloo discours bii am naa ci am njàngat mu bëri ci kanam raw di bët nañ seetaan rek ponkal daanu na de booy daanu cuune dëgg ngay doon. soxna Bari xool nga waa Pastef yi feene ñu toll di bind léegi bu du ñoo wax yàlla bu di seytaane Macky Sall moom bon Macky Sall moom saay-saay après saay-saay bu dem ay bokkam bu ci kenn wax illa Macky Sall réunion la créé dégg naa pale bu ne yit ñëpp la wax bu ci dégg kenn wax waa après rek waa Mbour ak waa Sow bu ci kenn wax bàyyi leen justice def liggéeyam. baykat wax dëgg yàlla de bu fekkee dëgg rek li yàlla bëgg boobu ba léegi moom maa ngi ko doon défendre waaye moom waxam ji moom waxam ji de wax dëgg yàlla moom convaincre moom wax dëgg yàlla bu fekkee dëgg rek la yàlla bëgg du ma enquêteur du ma dara nag mais waxam ji moom déglu naa ko te man damay déglu wax mais waxam ji moom wax dëgg yàlla convaincre moom parce que wax ji jubut ñaareel ba mooy bari nay gàkk-gàkk ba pare daal moom daal takk na suuf Sonko daal daanu na rek xam naa ne daal na nangu ne loolu la yàlla dogal waaye daal yaakaar naa daanu na de. man de li ma leen di xamal daal mooy mënoon naa génn wax li mais xam nga gars yi bare bañ leen ko waxee dañ leen Ousmane Sonko tegu fa tànkam ba affaire bi amee dañu Ousmane Sonko tegu tànkam ci salon bi tey lu ñuy nekk di expliquer naan dañ koy piéger yi ma xamul ñoom seen départ lan la woon Sonko tegu fa tànkam Ousmane Sonko génn na leeral na. ñi nekk fii li ñuy wax ak sono la wax ju bëri béba ngeen déema xool ni ngeen xëyee di julli ba bët sedd ñaana seen leader bi da ngeen di fanaan ni julli Karim Wade bañ ko jàppee ñun toogutuñ si jaade yi nekkoon ci dëkk bi yëpp lañ jënd ak kurus yi ak sa tala yi di jàpp di julli di ko ñaana yàlla génn ko ci jàmm ak salaam loolu moo fi sës de génn ci bedd mi jëng defaru ko nekk fii di wax ci panel li ngeen war ta wax defaru ko waaw ndax comme que nit ñi xeexaluñ leen woon kenn du leen xeexal ci xeex bi yéen a koy xeexal seen bopp. salaamaaleykum xaw ma kan moo dugal audio bi sa eggaliw ma ko lii yàgg naa ko wax intifada la ñuy def duñu dem gars yi ak fronde ñu doorante lacrymogène mu jeex de képp kuy dignitaire APR dañuy taal sa kër dañuy menacer sa famille loolu gendarmerie mënatu ci dara armée mënatu ci dara waaw kuy dee mu dee kuy dund mu dund seen kër yi képp kuy ministre Macky Sall képp kuy député Macky Sall sa kër yow sa bakken ak sa bakkenu njaboot mu ngi ci xottu gerte loolu moom amatul dellu gannaaw loolu rek mooy xeex bi du dem taseeg GMI di xeex seen boo kër xam ne yi du alalam xaaral ma woon la lii lan la ma xool ku nekk sama ginnaaw Demba zoomel ma ay liste des comptes ouverts par monsieur Idrissa Seck dans d'autres pays et faisant l'objet de recherche Suisse Union des banques suisses UBS deux comptes am na adresse. ñeenti page la ban nga lire. ñeenti page la. yi nag Mame Mbaye ak Crédit Agricole Suisse. dama jàllal ci yeneen yi. Société Générale 3 comptes. Belgolaise Paris 2 comptes. Banque Transatlantique 4 comptes. lii tamit bi tamit aussi Société Générale. bi c'est bi xaw ma Paris. du yaa ngi gis ay numéro compte man kay maa ngi gis ay numéro compte. waaw sur des comptes ouverts dans d'autres pays ay Liban ak ñoom seen waaye yëpp foo ko jëlee yow nga ni yëpp. waaw xaaral rek man tuumaalu ma lii du chèque kan moo signé chèque bi. chèque bi ma xool Amignan. déedéet xoolal su suuf bëri nag da baaxul li du Idrissa
waaw Idrissa Seck waaw 15 000 euros. chèque bi kan moo ko signé. moom tamit. chèque bi kan moo ko signé. maa ngi gis nga sa feuille yi nag xam nga lan la man feuille yi dama la koy delloo ndànk. nga lire ko sa bopp. waaw léegi banque bi. borom njaboot laa. banque bi nga mujjee lire. sësul ma fenn. non déedéet xaaral rek. non dama sësul fenn. daal am benn immunité moo tax daal. déedéet waaw. c'est que man waxuma wax bu ñaaw. waaw mais yii dafa rëy. tuumaaluma. waaw. lii ma wax nii bu fekkee amul. ci sa émission laa waxoon na dem ci yoon. xaalis boobu Idrissa dencaloon Sénégalais yi. ca président Wade ak moom ci boppam ñu ni ay dizaines et des dizaines de milliards la. loolu ñun ñëpp ñu ngi koy fàttaliku.